أيوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكين دي زيارة دي لن ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ñaan wa tabarakallahu di ñaan yàlla yàlla sàmm te sàmm leen. ñu ngi jàdde kon nag insha allahu rabbi dañuy jàll ci révision bi fa tabarakallah bu ko defee ñu jàng ba nga xam ni yam nañ fi ñu yamoon démb. bu ko defee ñu continuer darsu tay. kon baada a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-rahman ar-rahim ñu ñaan mbokk yi nga xam ni ñi ngi teewee darsi ñuy tapoter écran bu baax ndax mu mën koo partager ci ñi nga xam ni bëgg nañoo teewee darsi yi. yàlla leen ko yàlla fay, yàlla leen ko yàlla barkeelal. partage yooyu ngeen leen koy partager ak coono gi ngeen di daj ci njàng mi di tapoter écran bi, barakallahu lakum, borom bi am fay yàlla leen ko yàlla fay. kon nag bu ko defee dañuy commencer darsu tay bi insha allah. xam naa ni 1 heure de temps rek lay diire. ñu ngi commencer 15 heures jusqu'à 16 heures et demie insha allahu rabbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنا جاب جلد. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الحمد لله فتبارك الله mbokki ñi ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ñaan fa tabarakallahu di ñaan yàlla yàlla sàmm te sàmm leen kon nag insha allahu rabbi ñu ngi war a jàll ba tey ci suratul baqara kon dañuy jàll ci aaya bi nga xam ni foofu lañu yamoon démb bu neexee yàlla. Salam, c'est quelle heure les lives? Les lives, c'est chaque samedi et dimanche à 14h30 sur Suratul Baqara. Mais les lives, en général, c'est tous les jours à 20h au Sénégal. Donc, Suratul Baqara, c'est samedi et dimanche à 14h30 au Sénégal et aussi lundi. Suratul Kahfi, c'est... le vendredi. Voilà. Barakallahu lakum. Kon nak ñu jàll ci aaya bi nga xam ni moo topp ci sunu darsu tey. Saw ñu ngi lay ziyaara te di la ñaanal lu bare bari. Fii ñu ngi jàng fii. Kon xarfu faa boobu am na lu ko xëcc. Y a quelque chose qui prolonge cette lettre fa. C'est quoi? C'est cette lettre ya qu'on voit ici. C'est ça qui prolonge cette lettre fa. Donc, fi xarfu yaa bi ñu gis ci suuf moom mooy xëcc xarfu fa bi. kon fi qulubihim xarfu laam bi moom li ko xëcc moom mooy xarfu waaw bi. C'est cette lettre waaw qui prolonge cette lettre laam. léegi dañoo jàng ñu ne fi qulubihim waaye dañoo gis li nga xam ni mooy règlement biñ doon jàng démb. parce que dañoo gis xarfu miim bu amul sukuun ba pare xarfu miim toppaat ci moom. ndax dañoo jàngoon ni bu dee dañoo am xarfu miim boo xam ne amul sukuun ba pare xarfu miim toppaat ci moom wala xarfu baa diggante boobu da nga koy dëgëral. Alors, si on a lettre mim qui n'a pas de soukoun et la lettre qui suit ces lettres mim ou bien lettre ba, on va appuyer sur ces deux lettres. Par exemple, ñu ngi koy jànge qulubihim maradun. Gis nga
في قلوبهم مرض gis nga doo wax maradun foofu yeggaguñ fa waaye qulubihim balaa ngay jàll ci xaraf bi ci topp danga koy xaw a dëgëral bu fekkee xarfu miim la wala mu nekk xarfu baa léegi ñu jàll waaleykum salaam wa rahmatullah yaa soxna Faat Binta ñu ngi lay ziyaara mbaa yaa ngi am jàmm alhamdulillah bu fekkee da nga am double accent yoo xam ni tolloowut double accent yu tolloowul te lettre bi topp ci double accent yooyu bokkul ci xuruful idgham léegi nañu noté lan mooy xuruful idgham lan mooy lettre idgham alors nañu noté xarfu yaa xarfu miim ñu yàgg jàng ci live yi dinañ miin lettre yi xarfu raa xarfu nuun xarfu waaw xarfu laam alors 6 lettres yi moom mooy xuruful idgham léegi nag lan moo tax ñuy noter 6 lettres yi parce que 6 lettres yi moo ñuy mën a jàngal naka la ñuy defee liaison yi nga xam ni dafa indirect on va noter ces 6 lettres parce que ça va nous aider à comprendre comment on fait les liaisons de idgham et les liaisons de ikhfa saa bu fekkee da nga am double accent yu tolloowul double accent yoo xam ne tolloowul ba pare xaraf bi topp ci double accent yooyu bokkul ci 6 lettres yi alors da nga koy jàngee bakken qu'est-ce que ça veut dire bakken da nga koy jàngee comme son bi ngay wax booy wax un comme un ci français xam nga da nga naan un waxoo un liiroo n bi ba mu leer un nga wax un fii tamit noonu nga koy jàngee ma baamtuwaat ko mooy ni saa bu fekkee da ngaa gis double accent yu tolloowul nga gis lettre bi topp ci double accent yooyu bokkul par exemple nekkul fii nekkul ci 6 lettres yi kon da nga koy jàngee ci son bi ngay am ci un mooy lan du ma wax maradun waaye dama naan maradun gis nga maradun parce que lettre fa bokkul ci 6 lettres yi je réexplique alors à chaque fois qu'on a double accent décalé ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire double accent décalé par exemple regardez cet accent là celle-là donc ça c'est carrément collé mais celle-là c'est décalé on a un autre ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وبالآخرة هم يوقنون. Donc, je n'ai pas compris. Inch'Allah, c'est ça qu'on va expliquer. Alors, on va simplifier parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. À chaque fois qu'on a double accent décalé. Donc, attends, je vais trouver les doubles accents décalés. Premièrement, regardez, comme celle-là. Ou bien celle-là, ou bien comme celle-là, les doubles accents sont carrément décalés. C'est pas égaux. Mais si on a double accent comme celle-là aussi, les doubles accents sont décalés. Et la lettre qui suit, ça fait pas partie sur les 6 lettres-là, qu'on appelle huruful idgham. Alors là, on va apprendre comme on utilise cette son qu'on a ici, un. Si on lit un, c'est pas un, mais un. C'est cette son-là qu'on va utiliser à chaque fois qu'on a un double accent décalé. Et la lettre qui suit, c'est pas ces 6 lettres-là. Ici, on lit maradun fa. C'est pas maradun fa. Donc, maradun fa.
kon maradun fazadahumullahu marada. Est-ce que mbokk yi comprendre nañ foofu? Est-ce que l'explication est claire ici? Avant qu'on passe. Si l'explication est bon, on passe, Inch'Allah. Bu fekkee mbokk yi comprendre ngeen foofu bu baax ñu jàll ci baat bi ci topp. On est macha Allah leer na, alhamdulillah. Aywa kon fii ñuy jàng fa zaadahumullahu, comme niñ ko doon waxee démb. Allahu xaraf bi ko jiitu moom ngay xool ban maas la am. Bu fekkee dafa am domma wala mu am maasu fatha, prononciation Allahu bi dafay diis. kon da nga naan fa zaadahumullahu, doo wax humullahu, déedéet. waaye nag bu fekkee xaraf bi ko jiitu dañ ko maas kasra, kon nag booba prononciation Allahu bi dafay woyof. Par exemple, millahu, doo wax millahu. Alors, à chaque fois que la lettre précédente de cette Allahu, s'il y a un dhamma ou bien fatha, la prononciation devient lourde. Fazadahumullahu marada. Mais si la lettre précédente, il y a un kasra, alors la prononciation devient légère. Par exemple, bismillahi. C'est pas bismillahi, mais bismillahi. kon ñu jàll fa zaadahumullahu marada, waxuñu maradon. C'est pas maradon parce que on a un signe d'arrêt, mais seulement si on fait un arrêt. Si on fait un arrêt, qu'est-ce qu'on lit? Marada. On va enlever une fatha. Mais si on continue, là, on va faire, regardez, la lettre qui suit, c'est la lettre waaw. bu fekkee dañuy taxaw dañ naan fa zaadahumullahu marada. waaye bu dee dañuy continuer, dañuy utiliser méthode bi ñu jëloon fii, mooy on va regarder la lettre qui suit. Est-ce que ça fait partie sur les 6 lettres? Alors, lettre waaw, ça fait partie. Alors, on va coller cette lettre dal avec, dol, cette lettre dol avec cette lettre waaw qui suit. kon ça, bu fekkee dañoo am double accent yoo xam ni tolloowul, waaye bu fekkee dañ fay taxaw dañ naan fa zaadahumullahu marado. bu dee dañ fay taxaw. bu dee taxawuñ fa ndax signe d'arrêt boobu, signe taxawukaay boobu nekkul lu obligatoire, kon bu ñuy continuer dañuy naan maradaw. gis nga da xarfu waaw moo ci topp, parce que buñ xoolee lettres yi nga xam ne moom la ñu noté, xarfu waaw mi ngi nii ci la bokk. ndax dañoo jàng ñu ne saa bu fekkee dañoo am double accent yoo xam ne tolloowul, comme double accent yi ni mu ñàkkee tolloo, ba pare xaraf bi topp ci double accent yooyu nekk benn ci lettre yi, imma mu nekk xarfu yaa, imma mu nekk xarfu miim, imma mu nekk xarfu raa, imma mu nekk xarfu nuun, wala xarfu waaw, wala xarfu laam. te biñ xoolee ban moo topp ci dañu gis ni xarfu waaw la, kon nag dañ ko war a taqale. loolu lañ naan idgham bi gunna. kon dañ naan fa zaadahumullahu maradaw walahum adhabun, parce que cet accent-là, c'est pas décalé. Donc, il n'y a aucune liaison entre cette lettre ba et cette lettre alif. Walahum adhabun alimum. Pourquoi on lit alimum? Parce qu'on a un règlement de iqlab ici. Alors que on lit M-O-U-M à cause de cette lettre mim.
Parce que cette lettre mim, c'est ça qui va compléter cette liaison entre cette lettre mim et cette lettre ba. Donc c'est pas alimun, non, mais avec M. Alimum bima kanu yakdhiboun. Lettre kaf, ça fait pas partie sur les lettres qui résonnent s'il y a un soukoun. Harfu kaf bokul ci haraf yi nga xamni dañuy aw bu dé dañoo am soukoun. Kon do wax yakdhiboun. Non. Non, c'est pas yakdhiboun, mais yakdhiboun. Yakdhiboun. Kon dañuy jàllaat ci aaya bi ñuy jàng fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. bu ko defee ñu jàll ci aaya bi ci topp foofu ñuy jàng wa idha qiila lahum. lan moo xëcc xarfu qaaf bi mooy lettre yaa bi nga gis nii te andiwul maas. C'est cette lettre ya qui prolonge cette lettre qaf. Et à chaque fois que lettre ya est là pour prolonger la lettre précédente, il n'y a aucun accent. Les lettres qui prolongent, c'est lettre ya qui prolonge les accents de kasra, lettre hamza, alif, désolé, qui prolonge les accents de fatha, et lettre waw qui prolonge les accents de dhamma. Et parfois, ces trois lettres prolongent l'accent de fatha. Alors, harfu ya mooy prolonger, mooy xëcc lettres yi nga xam ne dañoo am kasra. Harfu alif mooy xëcc lettres yi nga xam ne dañoo am fatha. Harfu waaw mooy xëcc lettres yi nga xam ne dañoo am dhamma. waaye yenn saa yi ñoom ñett ñëpp dañuy xëcc lettre bi am fatha. wa idha qiila lahum laa tufsidu. am nañu xàmmewul baat bi xarfu laam lii lettre L la. lii mooy lettre L bi moom moo ànd ak fatha bi. lii mooy alif bi nga xam ne moom mooy prolonger lettre L bi. bu ngeen fàttali ko léegi alif moom mooy xëcc maas yi am fatha. Kon cette lettre alif, c'est ça qui prolonge les lettres qui a l'accent de fatha. Alors cette lettre lam, il y a l'accent de fatha. Donc la tufsidu, vous voyez, lettre waw, ça prolonge toujours les accents de dhamma. Harfu waw toujours mooy xëcc maas yi nga xam ni dañ leen a maas dhamma. kon la tufsidu fil ardi. xarfu faa bi lu tax mënuñu ko xëcc, c'est parce que dañ ko war a lié ak lettre lam bi topp ci moom. Pourquoi on ne peut pas prolonger cette lettre fa? Pourquoi on ne peut pas lire par exemple fil? C'est parce que il y a
une liaison ici. Une liaison, on va lier cette lettre fa avec cette lettre lam. C'est pour ça qu'on ne peut pas prolonger cette lettre fa. Donc, fil ardi qalu, ñu xëcc qalu ak madda. Alors madda bu fekkee hamza bi topp ci moom dafa ànd ak alif, yaa ngi koy xëcc de 2 à 4 temps. bu fekkee madda hamza bi topp ci moom àndul ak alif, kon nag da nga koy xëcc de 6 à 4 temps. waaye fii ñu ngi koy xëcc de 2 à 4 temps. qalu innama nahnu. aywa mbokk yi jégal leen ma jànq bu ndaw bi daa bëgg a jàng aywa fan la ñemoon qaalu innama nahnu muslixuun. xaraf bi nga xam ni moom mujj ci aay bi moom xaraf boobu maasam doo ko liir, dafa mel ni da nga koy remplacer ak sukuun. La dernière lettre du verset, l'accent, on le remplace avec sukoun. Donc, c'est pas muslihouna, mais muslihoun. Kon, ñu jàllat ci aaya bi ñuy jàng. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون. جلتي دي جنگ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. bu ko defee ñu jàll ci aaya bi ci topp foofu ñuy jàng alaa allahumma amin allahumma amin alaa innahum. encore am nañu madda boo xam ni dañ koy xëcc te xaraf ba topp ci moom mooy alif bu ànd ak hamza, kon nag ñu ngi koy xëcc de 2 à 4 temps. On a cette signe qu'on appelle madda et aussi la lettre qui suit, c'est alif avec hamza. Donc on va le prolonger de 2 à 4 temps. Ala innahum humul mufsiduna wala kil. C'est pas wala kin, mais wala kil. Et pourquoi? Le tax ñuy wax wala kil comme K-I-L par exemple. mbokk yi baal leen ma ci bindin bi, jàmbaar jiw naqadi deret bi laa teefi. Alors c'est parce que boobaa da ngay am 6 lettres yooyu ñu noté woon, muy xarfu yaa, xarfu waaw, xarfu miim, xarfu nuun,
حرف اللام et حرف را. kon règlement bi moom la ñuy wax idgham bi ghayri ghunna. waaye explication bi gën a yomb mooy Masha Allah bina, parce que ça fait partie sur les 6 lettres. C'est très bien, Masha Allah. Explication bi gën a yomb mooy saa bu fekkee da nga am xarfu nuun bu amul sukuun, loolu moo jar a bàyyi xel. xarfu nuun boo xam ni amul sukuun. À chaque fois qu'on a la lettre noun qui n'a pas de sukoun, et la lettre qui suit, ça fait partie sur les 6 lettres là, on va les coller directement en ignorant cette lettre noun. Alors, la lettre qui suit, c'est lettre lam, et lettre lam, et ici, ça fait partie sur les 6 lettres. C'est pour ça qu'on va ignorer cette lettre noun, et on lit wala killa yash'urun au lieu de wala kin la yash'urun. Ustaz, Wolof, please. Okay. All right. Mariam Fatim, you said Wolof, please, but you said it in English. Okay. I'm going to explain in Wolof. Just I'm going back and forth, French and English, because most of the viewers, I think they speak French. So, reason why I keep speaking French, and I'm sorry. Mu ne killa, pas le N, exactement, pas le N. Dafa am ko seet. Ibrahim. Lan la? maa ngi ñëw. aywa kon li ñuy jàng mooy lan xarfu nuun boo xam ni andiwul sukuun xarfu nuun boo xam ne andiwul sukuun te lettre bi topp ci xarfu nuun boobu nekk benn ci lettre yii looy expliquer yow bu fekkee dafa nekk benn ci lettre yii kon xamal ni xarfu nuun boobu doo ko jàng xarfu nuun boobu doo ko jàng kon nag danga koy connecté direct ak lettre ba nga xam ni mooy 6 lettres yi benn ci 6 lettres yi wala killa yash'urun doo wax wala kin xarfu nuun bi da nga koy tëb à chaque fois que da nga am xarfu nuun bu amul sukuun ba pare juróom benn lettre yi topp ci moom. Fatima yaa ngi may yuut rek soxna Fatima est-ce que foofu leer na kon wax ma ak yow wala kil la yash'urun aywa kon bu ko defee dañuy jàllaat ci aaya bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون من تشوف ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شريف Aïcha Koné allahumma amin allahumma amin allahumma amin yàlla na yàlla nangu ñaan da ngay jàng kon ñu jàll ci aaya bi ci topp wa idha qiila lahum aminu kama waaye léegi nag xoolal kama bi dafa ànd ak madd boo xam ne alif ba ca topp
dafa ànd hamza ba ca topp dafa ànd ak Fatim yaa ngi may déconcentré waay aywa hamza bi ci topp dafa ànd ak alif kon danga koy xëcc encore de 2 à 4 temps. Alors cette madda, la lettre qui suit, il y a un hamza avec alif, donc on va prolonger de 2 à 4 temps. Kama amanas amanan nasu amanan nasu qalu anu'minu kama encore amanas sufaha. aywa loo gis foofu dafa mel ne am ngeen élève mu ndaw fii aywa ala innahum humus sufahaa'u, encore la même chose, walakin la ya'lamun, comme walakin bi ñu jàngoon léegi, parce que dañoo am xarfu nuun boo xam ne amul sukuun te xaraf ba ca topp dafa bokk ci 6 lettres yooyu ñu noté. Xarfu laam, ça fait partie sur les lettres de idgham. aywa kon nag nañu jëlaat aaya bi wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. kon alhamdulillah fa tabarakallah mbokk yi loolu moo nekkoon darsu tay bi ndax dañu yéex a tàmbale ñu ngi leen ci jéggalu lu bari fa tabarakallah dafa am ci yeneen darsu yu ñu war a jàll ñu ngi leen ci tuub. Alors Inch'Allah, c'était ça notre leçon d'aujourd'hui de Sourate al-Baqarah. Désolé pour le retard, on devait commencer à 14h30, mais on n'a pas commencé à 14h30. Vraiment désolé pour ça. Et Inch'Allah Rabbi, Tima, j'ai pas compris. Qu'il. Tima, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Inch'Allah. Donc, j'ai bien expliqué tous les règlements ici. Après, Inch'Allah, si tu vas sur notre YouTube, tu vas avoir toute l'explication, Inch'Allah. Et j'espère que ça sera plus clair. Tabarakallah. kon mbokk yi loolu moo nekkoon darsu tay bi Inch'Allah Rabbi kon bu ngoonee citer les 6 lettres. Les 6 lettres, c'est lettre Ya, lettre Waw, lettre Mim, lettre Lam, lettre Noun, lettre Ra. C'est ça, les 6 lettres. C'est quoi le lien de YouTube, s'il vous plaît? Le lien se trouve sur le bio de mon profil TikTok. Inch'Allah Rabbi.
fa tabarakallahu mbokk yi comme ni ngeen koy faral di déggee ci sunu dars yi dañoo yore ab daara ak jàkk joo xam ne moom la ñuy tabax fa tabarakallahu lépp lu ci waay yéene ci tabax googu moo xam ciment la moo xam fer la moo xam lépp loo xam ne yéene nga koo def ci tabax gi ak képp koo ko yéene fa tabarakallah yoon waa ngi noonu numéro bi am na Wave am na Orange Money tur bi Ahmadou Fall la fa tabarakallah lépp lu ci waay yéene ci tabaxu jàkka ji ak daara ji yoon waa ngi noonu barakallahu lakum. Alors comme on le fait tous les jours on va collecter les dons pour la construction de notre école de Coran. Et sur ce numéro qu'on voit là sur l'écran, 78 305 32 82. Donc, c'est pour collecter les dons de la construction de notre école de Coran et aussi la mosquée. Fatabarakallah, yad Wave, yad Orange Money. Barakallahu lakum, mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal ñu yendu jàmm insha Allah. Kon kuuru tay bi à 20h insha Allah rabbi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.